dañuy ñëw ak yéen ci dossier bu doy waar boo xam ni doomi Sénégal wala boog ñaari doomi Sénégal parce que dama def parallèle entre le dossier Adji Raby Sarr bi nga xam ne dara nekku ci mu nekk dossier tappale mu nekk dossier boo xam ne gars yi dañ ci bëgg a mooy parce que dafa leen amal njariñu politique ak dossier boo xam ne dossier bu dëggantaan njaay dossier bu daw yaram mu nekk soxna soosu dëkk ca commune Réfane te ki mu doon sëyal di Modou Yade moo ko jël depuis le 14 avril 2019 ba léegi kenn xamul ci moom dara. Lissa Tine dafa di xale boo xam ne da doon jàng far mu am benn waaju ko gis waajooju mu ngi tudd Modou Yade te daf ko bëggoon soxna waxtaan ak baay ji di Ibrahima Tine mu may ko doomam ci sëy bi benn doom am na ci diggante bi sëy bi demul xale bu jigéen bi fay ñibbi si seen kër ku góor ki nag wax na wax ju leer ne may na baatam may na ku jigéen ki baat ndax li tax mu may ko baatam mooy moom xam na ni soxna su baax la mais ay mbokkam ñoo buggut ku jigéen ki parce que dañ ko considéré comme boy town parce que ñaari éducation ñaari monde yu bokkul. ba ñu tàkkalikoo si la Modou Yade ne tabax na kër ca Zac Mbao dafa bëgg Lissa seet si kër gi ñu war a waxtaanee seen doom ji si la Lissa jugee réew Mao ñëw wuyu si ko ca Zac Mbao. chauffeur ba ko indi ba Zac Mbao bi mu ñëwee daf ko yóbbu ci benn kenkayri ba ñu ne ko bi ñu wooyee Modou Yade mu ne ko waa kenkayri ba génne jox ko 20 000 francs bi nga xam ne Modou Yade moo ko yóbbante jabar ji des fa ñu won ko kër gi nga xam ne mooy kër gu beesu Modou Yade bi mu dem fekk fa gardien. ca noonu la Lissa Tine àggee ca kër ga fekk fa gardien bi ci ginnaaw la Modou Yade ñëw. Modou Yade bi mu ñëwee mu fekk fa soxna si di Lissa Tine mu fekk fa gardien am dafa ne gardien bi mën nga wàcc nga ñibbi. keroog le 14 avril 2019 keroog la ñëpp muy ndey muy baay muy xarit muy doom bu ndaw bi nga xam ne Lissa bàyyi na ko keroog la ñu gëj a am nouvelle am. disparition. dégg ngeen ma disparition. fii si Ndakaaru Njaay. fii ci Ndakaaru Njaay. fii ci 2019. baay ji tamit gis nañ ni sonn na lool si dossier bi. il a remué ciel et terre fu ne fëgg na fa. ñu ne waa ji nga xam ne mooy jëkkër ji nee na nangu na ni Lissa ñëw na fa mais xamatul fu Lissa nekk. alors que moom mooy la dernière personne bi ko gis ca noonu la bàyyi ji dem porté ji plainte fi nga xam ne mooy section de recherche su ma leen ko waxee xel yëpp dem encore fi nga xam ne fa la Adji Sarr ñëwoon porté ji plainte dañ ko violé mooy dossier bi nga xam ne moo lëmbee Sénégal boobu ak léegi. dossier boobu nga xam ni bu Sénégal amee fulla dootul si perte temps moo tax ñu war a bàyyi xel Lissa Tine taxawu papa ji ñëw na mu porté plainte gars yi ubbi seen enquête ñu retrouvé ki nga xam ne mooy chauffeur bi muy Aliou Thiaw boo xam ne mu ngi dund mu ngi taxaw ba tey Aliou Thiaw ne leen man maa indi Lissa Tine diw moo ne moom ma indil ko bi ma ko indee ci kenkayri bii laa dem ñu jox ma 20 000 francs ñu dem laaj waa kenkayri ba ñu confirmer section recherche entendre leen ñu confirmer ni Modou Yade moo leen jox 20 000 francs pour ñu jox ko chauffeur bi indi Lissa won leen kër gi ñu dem fekk retrouver gardien bi nga xam ne moo fekkee woon keroog bi fa Lissa Tine di ñëw gardien bi ne bi Lissa Tine ñëwee fii la ma fekk Modou Yade ne ma mën nga wàcc nga bàyyi ma fii ak sama jabar. maanaam daal ca teel lépp dafa leer élément yëpp ak témoin yëpp di duut baaraam mennum Modou Yade boobu section recherche convoqué ko demut papa ji ñëw benn jour mu xam ne Lissa waajaa ngi nii ci kër gi te mënul gis doomam mu dem commissariat Guy Mouride bu Tëngéej pour ñu ñëw intervenir ñu yónni convocation sawaay ñëwut fa la jaaree jël xaalis ci ay kenkayri ak i boutique yoo xam ne moo leen moom mu jël xaalis boobu dem yoonam pendant lu weesu weer. gannaaw bi mu demee préparé wu mystiquement si réew yu mel ni Mali Guinée ak Burkina ñibbisi na Sénégal. mais assumé na ni dem na foofu beneen téléphone bi nga xam ne moom la yoroon mu toj ko ba kenn mu jël ay information ca loola. waa ji taxaw comme nit ki mu jël doomi aadama la. bakkan la te moom nee na ñëw na këram reconnaître na ko mais après mënu ci jox benn information donc y a de fortes soupçons que mu waa ji fii Lissa Tine nekk moom xam na ko bu dundee ak bu deewee moom xam na ko. mais mu taxaw fu mu taxaw rek dëgër fa ne fa la mujjee ci këram mais moom xamatul dara. Lissa bàyyi doom Lissa bàyyi yaay bàyyi
disparaître noonu d'un seul coup. alors que si biir kër googu am na ay travaux yu fa am après n'est-ce pas. ci biir kër googu fekk nañ fa ay travaux yu récents yoo xam ne gars yi def nañ ko papa ji nga xam ne Kéwoulo wax na ak moom mais it Kéwoulo wax na ak nit ñu bare parce que wóolu ñu ki nga xam ne mooy Modou Yade gannaaw bi mu waxee nii moom il est inquiet aussi pour disparition kii di Lissa Tine newoon na dina ñëw waxtaan ak waa Kéwoulo mais léegi décidé na ni bañ na du ñëw wuyu si kenn. en tout cas Modou Yade bari na doole li bizarre si mbir yi tamit dafa bari. Lissa noonu la xëyee mu disparaître même section de recherche moo entendre dossier bi les mêmes bizarreries dina fu ñëw danaa si yegg si parce que bu leen fàtte ni Adji Sarr ak i tàppaleem dem nañ dañ ko violé section de recherche entendre nañ ko enquête nañ ko papay Lissa Tine dem na ne doomam dafa disparaître depuis le 14 avril 2019 mu ngi fay dem ay quelques jours après mais mois de juillet la waa ji mujjee ñëw wu ci section de recherche ñu arrêté ko placé ko en garde à vue du lundi au jeudi ñu déféré ko au parquet. déferment wam moom lu jaadu la ak éléments yi ak témoins yépp yi ci am loolu matul waar. li doy waar mooy parquet bureau procureur la yëpp xewee parce que dañoo daal di jël ki nga xam ne mooy Modou Yade bàyyi waat ko ne amuñu dara luñ ko toppee malgré que c'est la dernière personne bi nga xam ne moo gisoon Lissa Tine malgré que indice yaa ngi nii Lissa keroog la téléphone am gëj a wuyu malgré que taxawu na expliquer clairement ni ki xale bi ci loxoom la mujjee. malgré lépp luy indice malgré képp kuy témoin malgré sax lu mel ni aveu. malgré loolu ñu daal di bàyyi waa ji mu ñibbi parce que nee nañu ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour que ñu inculper waa ji Serigne Bassirou Gueye moo nekkoon procureur ci jamono jooju. mu daal di bàyyi ki nga xam ne mooy Modou Yade parce que foog ni amul suffisamment d'éléments pour mu topp dossier bi foofu la def li ñuy wax classement sans suite. classement sans suite dañ koy faral di dégg ñu bari di laaj mooy lan. classement sans suite bu fekkee ni procureur dafa xool dossier bi mu ne gisul lu tax mu war a topp qui que ce soit gisul lu tax mu war a jàpp kenn gisul lu tax mu war a instruire dossier bi. mu daal di classé sans suite. en tout cas daal Modou Yade war nañoo wax li mu doon ci réew mi. Modou Yade nag ñun ci lu bëri li nga xam ne information bi ñu amee ci moom nee na ñu famille bu am doole la bokk te it xamale na leen ni lii dara du ko ci fekk dara du ci génn. bari na ci réew mi nga séq ak nit mu dóor la dóor yu set ba noppi ne la fu la neex demal du mujj fenn. bu soree tamit du am suite ñun baadoole yi lan nañu mën a aaree suñu bopp famille bi tamit ñoom nuñ ci taxawee. famille bi daal di dajaloowaat ñu dem seeti avocat muy maître Assane Dioma Ndiaye mu ni leen bu fekkee ni procureur classé na benn dossier sans suite li ngeen mën a def mooy dem seeti juge d'instruction daf ñuy wax comment on appelle constitution de partie civile. moom la waa kër Lissa Tine def. vraiment bizarre ku xool xale bile Sarr xool kii di Lissa Tine xam ni li ñuy wax 2 poids 2 mesures daf ci am ba jeex tàkk. Adji Sarr dossier dara nekku ci mais procureur nee na dafay poursuivre jël dossier bi yónnee ko bizarrement chez le juge Mamadou Seck 8e cabinet. Lissa Tine gisuñu dara la procureur wax alors que xale bu jigéen a ngi nii jeune 19 ans. bàyyi doom bu ndaw bàyyi yaay bàyyi pleine de vie mu disparaître ñu gis ni kër góor gii lañ ñëwee fii Zac Mbao fa lañ ko mujjee gis gendarmerie section de recherche géolocalisation yi def mu wane téléphone am yëpp dernier appel bu mu émettre wala bu mu recevoir ci kër googu la. ñu am disparition inquiétante procureur Serigne Bassirou Gueye nee na classement sans suite. bu Adji Sarr kenn amul benn élément mais nee nañu information judiciaire. Lissa Tine ki muy accusé Modou Yade la tudd Modou Yade commerçant la businessman la. kee Adji Sarr di accusé Ousmane Sonko la tudd candidat à la présidentielle la opposant sérieux bu régime bi la. kële nga xam ne c'est réel kële nga xam ne c'est inquiétant kële nga xam ne am nañu firnde yëpp ni ki peut-être que mu ngi en danger de mort ñu ne dossier boobu dara amu ci ñu teg ko ci suuf ki nga xam ne moom la ñu tuumaal ñu bàyyi ko mu dem. bële nga xam ne amuñu dara ba dara booloo di jeex li ma leen waxoon démb mooy sama waxu tey nee nañu kooku procureur jël dossier bi yónnee ko 8e cabinet Mamadou Seck. léegi fii ñu toll 3 ans après ndax mën nañ jàpp ni mbir mi meurtre la. mënuñu wax meurtre tant que amuñu néew. mais disparition ak séquestration parce que fi mu nekk du coow barem bu nekkoon coow barem ñi bind këram. loolu leer na concrètement yëf yi kan moo ko yor. boobu ak léegi juge 8e cabinet moo yor yëf yi. 2019 ba lu ñuy dugg 2020
dossier bi mu tegee fu mu tegee rek kenn waxu ci kenn defu ci mu mel ni dañuy déggal li nga xam ne moom la Modou Yade waxoon lii dara du ci génn. lii daal traumatisme la ay mbokkam mënuñ xam nu ñuy taxawee. yaay gi muy papa ji nee nañu bu fekkee ne sax rey na ko nañu wax ni rey na ko ñu saraxee suñu mbokk ñu génn ci suñu xel. moo tax il était temps que mbir yi yëngu ñu gis ci avancement. ñi nga xam ne nag ñoo war a def liggéey bi ba tey ñu toog croiser les bras alors que pour Adji Sarr génn nañu armée alors que pour Adji Sarr ci tuumaal yoo xam ne ay fen yi neen la ñëpp xam nañ ne ay fen la ngeen baal ma ci kàddu gi jëngal nañu réew mi yëpp ba ñu rey si fukki bakkan ak ñeent. maanaam détermination bi amoon ci dossier Adji Sarr xaaj bi ku ko defoon ci dossier bi di nga am fin mot am lu leer ci fi ñu làq Lisa ak ki ko téye wala bu dee maara day taali tamit am nañ coupable témoin ak tout élément bu mën a ubbi piste bu jëm ci koor. Lisa Tine a ngi ni réew maa wala dëkk muy reefaan ba mu daj ñu teg leen fitna boo xam ne kenn mënul xam fu muy yem suba parce que nee nañu papa ji nee na man maa téye jeunesse bi man maa téye waa réew maaw. jeunesse Sénégal am kilifa moo tax bu sësee rek lay yëngu Sénégal nag dañuy faral di naan nañu bàyyi justice mu def liggéeyam. buñ leen wax ni bàyyi leen ñu doxal justice bàyyi leen ñu wax dëgg ngeen xam ni dëkk bi kenn mënul am qualification boo xam ne mën nga qualifier naka la ñii di doxalee réew mi parce que la sécurité de tous les citoyens sécurité kenn ku ne man sama sécurité yéen seen sécurité justice moo ko war a garantir mais justice boobu bu bañee tëddee njaaxaanaay dafay doy waar. loolu nag moo ëpp tool Mandi Mori justice bu jaaxaanul rek jaaxaan dafa jot daal ñëpp taxaw temb ñu lijjanti dossier bi. Lisa Tine pratiquement 20 ans di sëy ak góor mu taxaliko ak moom nekk réew Mao fële ca Réfane bokkul ci parti politique mbokkam yi bokkuñ ci parti politique am naa bu ko sékkaloon ak ku mel ni Ousmane Sonko wala lu mel noonu kon problème bi réglé wu na mais son malheur mooy que jëkkër ji Modou Yade la tudd te businessman la commerçant la nee na am na xaalis. Modou Yade kay daa mel ni moo ëpp doole kii di Ousmane Sonko ndax yàpp Sonko moo tax ba Sénégal ñàkk ay doomam waaye daa mel ni ragal Modou Yade moo tax Lisa jàppewuñ ko sax nit waxuma la jigéen. ñun Kéwoulo wax nañ ak moom nee na dina ñëw mu expliquer ñu mu wax ñu lan la xam ci yëf yi buñ ko delluwaatee woowaat nee na du ci waxati mais Lisa Tine fu mu nekk moom it jaaxal na. fii Lisa Tine nekk jaaxal na kii di son excellence Modou Yade moom la gën a metti moom la gën a tiis bien sûr ndax moo ci xam lu kenn xamul di leen fàttali nag ni fii ñu toll nii Modou Yade téye nañ ko maanaam justice décidé na yëngal mbir yi gannaaw ba ci Babacar Touré indiwaatee suñu xel. au moins boo amoon ñoo xam ne la disparition inquiétante impunité boo xam ne Modou Yade amoon na ko tey mën nañu nelaw gannaaw bi ñu xamee ni Modou Yade mu ngi ci loxol gendarmerie. affaire Lisa Tine bi kii di Ahmed Aïdara ak Mantoulaye ak Mansour Diop tamit def nañ ci liggéey bu am solo di ñaan yàlla feeñal Lisa ci teeyu bakkenam di leen dig daje ci beneen vidéo incha allahu